TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara mais itam di leen jaajëfal di am contentement bu rëy dellu soit fii tey suñu biir ñuy ay mbokki kese di am contentement mbégte fierté bànneex. présenté leen seen premier numéro émission bu bees fësal lu baax si seen télé bu bees Banlieue Fësal TV di si dalal un invité de marque un invité de taille mu nekk le premier magistrat de la ville de Pikine Est monsieur le maire Issakha Diop moom la ñuy dalal tey fu seen i pelloo ak moom fu seen waxtaan ak moom. incha allah ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateur Banlieue Fësal TV. jërëjëf Ada ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateur Banlieue Fësal TV yëpp di leen remercier ci invitation bi di am mbégte ci seq waxtaan ak yéen ci premier numéro bi. monsieur le maire laata ñuy door waxtaan bi rek nga may ñu tuuti rek ñu jàll sa waajur bu góor bi nga xamante ni dafa bàyyi ko fan yee passé. macha allah ñu ngi la koy jàll. masawu di ko ñaanal yàlla. mais itam di fas ci ñaan gi. sa xarit sa wëlëre le porte parole du xalif général Malick Sy itam dafa bàyyi ko ak xalif général bu Thiénaba Seck moom itam ak soxna Fatoumata Zahra Baye Niass itam ñu nekk ay kilifa yi nga xamante ni suñu nekkoon bàyyi ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla itam monsieur le maire kan mooy Issakha Diop. merci beaucoup Ada di leen remercier ci njaal bi nga xam ne ni moom ngeen def ci sunu waajur ak kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoo fi jóge nga xam ne ñàkk bu Sénégal ñàkk la ci ay kilifa yoo xam ne dëgg yàlla xam naa ne dina jafe ñu amaat ñu mën a féete foofu ñu féete woon kenn ku ci nekk am ci taxawaay bu mu amoon ci réew bi mais ñu tànn ci rek sëñ Pape Malick nga xam ne taxawaayam ci réew mi wax dëgg yàlla ñëpp xamoon nañ ko mais man nag mu amoon relation particulière ak ñun ndax moom da doon wax ci làmmiñam ne sama waajur seexam la. te yàlla dogal na rawante wu ñu bëri te bi mu nelawee aussi moom moo ko taxawu te moom moo ko dencal boppam donc mu nekk une très grande perte pour tout le Sénégal mais pour ñun aussi particulièrement voilà donc xëy na nit moom wax sa bopp dina jafe bon Issakha Diop mun naa wax un jeune sénégalais mais aussi un jeune pikinois parce que jàpp naa si xëy na pikinois yi nga xam ne ni Pikine jox na leen lépp ndax tey yaakaar naa ne la fonction de maire dafa bokk ci sacerdoce yu gën a mag bi acteur politique mën a am mun naa wax ne bu weesoo président de la république amul lu ëpp dayoo maire donc buñ ci jotee nag ci coobare askan wi dañu tuddee suñu bopp serviteur du peuple donc du peuple pikinois. monsieur le maire est-ce que mën nga ñu wax tuuti sa jaar-jaar ci politique. sa jaar-jaar ci politique maanaam yow lan moo la dugal ci politique. moo la inspiré ba nga dugg ci politique. on n'est pas politicien. donc comme ni nga ko waxee donc ñun xëy na jàppuñu woon sax dina at jamono dina mën a ñëw bu ñu politique nekkul woon suñuy bëgg-bëgg nekkul woon aussi suñuy visée mais xëy na aussi lépp loo gis ci àdduna rek des fois dina am ay événements yoo xam ne mooy provoquer xëy na yenn comportement yi wala yenn décisions yi donc ndax ñun wax dëgg yàlla suñu trajectoire politique bokku ci woon. xëy na man benn passion laa amoon dëgg-dëgg c'était le football bon leneen li nag xëy na yàlla daf ñu boole waa joueur laa woon donc joueur laa woon ay seen naataange donc te nekk naa président donc ba fi ñu toll nii vice président la AS Pikine donc passionné de sport là donc mais particulièrement football ak làmb donc ci xëy na nag ci li ñu dugal ci politique bi mun nañ ci dugg tuuti li ñu dugal mooy dafa am koo xam ne xëy na yàlla dogal na ñu am ay relation muy le président de la République ki jiite réew mi tey son excellence Macky Sall donc xëy na suñuy famille liée donc ñu xam ko aussi dem ba jamono xëy na bi mu nekkee ci pouvoiru libéral bi xëy na du woon sax mosuñoo jàpp ne mun nañ dem accompagner ko mais biñ demee ba nu gis ne daal ñu ngi koy néewal doole si la suñu xel jàpp ne war nañu jóg nag laxasaayu ñëw jàppale ko yàggul donc man moom mën naa wax ne wax dëgg yàlla politique bi nekkul loo xam ne ni choix la woon bu ñu teel a def teel ci dugg non nekkul lu yàgg mën naa wax ne bi nga xamante ne président Macky Sall génn na ci PDS ba taxawal Alliance pour la République si lañ jóg engagé woon ak politiquement. waaw mun naa wax ne loolu mooy li nga xam ne moo nekk base sunu engagement parce que nit ku nekk di nga am xëy na ay choix politique wala nga am même vision si ni doxalee mbir yi mais du tax nga engagé wu léegi déclic bi moom mun naa wax ne foofu la tàmbalee bi nga xamante ne nag président Macky Sall xëy na ñu ngi koy néewal doole ñun suñu xol sot na bi nga xamante ne génn nag jóg pour jël son destin en main
ñu bokk ci ndaw yi nga xam ne nag ñoo jug ne dañ koy gunge ngir fi mu bëgg a jëm muy jiite réew mi ñu bokk si ndaw yi nekk ci wetam ngir mission boobu mu mun ko réussir te noonu lañ ko defee ba yàlla teg si loxoom réew mi en 2012. wala yow safaan ba nga fekk nga ñëw tàmbalaat à zéro mooy fàttali yaa ngi gis Malick Konté waaw waaw effectivement donc bi ñuy ñëw fii moom si mairie bi premier jour bi mun naa wax ne mesurer nañ l'ardeur et la rudesse de la tâche parce que liggéey xamoon nañ bi ñuy xaar ndax fekk nañ fi aussi commune boo xam ne vraiment jafe-jafe yi bëri woon na te li ñu doon xaar aussi bëri na donc man nag tàmmuma di xool ci rétroviseur wala di juger nit ku nekk ci liggéeyam damay jàpp rek ne fi ma toll war naa mën a def un plus mooy ban niveau laa ko fekk ndax booy analyser une situation wala ngay comparer da ngay partir d'une situation de référence maanaam point de départ léegi point de départ boobu nag bi ñu ñëwee nag fekkoon nañ fi vraiment beaucoup ci ay jafe-jafe moo ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu environnement ñu jóg nag ne lii yëpp war nañ ko mën a jubbanti ndax gëm nañ ne Pikine Est war na bokk ci communes yi nga xam ne tey dañ leen di citer en exemple waxuma sax au niveau du département de Pikine mais partout dans le Sénégal donc ci lañ jóg nag taxawal sunu programme commencé ko dérouler ba mu jur vraiment beaucoup de résultats ci domaines yu bëri. waaw bëri woon la mais bon xam nga ay jafe-jafe moom mun naa wax ne mairie boo dem da nga ko fay fekk ba tey ji ñàkkul ay jafe-jafe yu am mais bi ñuy ñëw moom fekk nañ fi municipalité boo xam ne parce que bi ñuy ñëw dañu fekkoon intérimaire moom moo fi nekk donc bi ñu ñëwee fekk fi vraiment xëy na lu bëri loo xam ne ni yaakaaroon nañu mun naa gën a jëm ca kanam mais niveau bi mu tolloon aussi xawoon na des donc ñu jóg ñu ne daal lii yëpp nañu jóg taxaw léegi nag pour mën a engager le combat pour le développement de la commune de Pikine Est donc ci loolu nag lañ commencé liggéey commencé par le diagnostic mooy fexe ba xam fenn fu nekk lan moo fa xew ak lan mooy jafe-jafe yi biñ ci paree nag ñu liggéey ci planification bi taxawal suñu premier document boo xam ne tey mooy document de planification Pikine Est musa am bi ñu faloo 2014 lañ ko taxawal en 2015 muy le premier plan de développement communal boo xam ne ni tey commune bi mus na ko am ndax commune bi musul am PIC musul am PLD mooy plan local de développement PIC mooy plan d'investissement communal donc mu nekk le premier document comme ni président Macky Sall tëggee plan Sénégal émergent ñun bi ñu ñëwee dañoo taxawal suñu plan de développement communal donc nga xam ne duñ def pilotage à vue maanaam fi ñu jëm dañ koy xam utal ko échéancier xam lan mooy plan d'action bi outil moyen d'action yi pour passer à l'action. waaw bëri na mais fii moom à Pikine Est bon vraiment ñu ngi sant yàlla parce que Malick Konté sunu papa la sunu nijaay la vraiment te man maag doomam ñooy ànd parce que on habite le même quartier mu doon aussi kilifa ci ñun ñu jox ko cër donc jox ko considération bu mat vraiment ñu am d'excellentes relations ma am ko aussi avec sa famille donc noonu laa ko amee aussi ak ñëpp ñi nga xam ne tey dañu nekk di def politique parce que man politique maanaam ni ko nit ñi jafelee man jafelu ma ko noonu dama gëm ne suñu wërsëg yi kenn yoru ko ku dul suñu borom te la ñuy doon bind na ko noppi na donc dañuy góorgóorlu rek ku nekk di sabablu boo sababloo yàlla nangu nga xam ne moo gën ci yow nga góorgóorlu si soo sababloo aussi yàlla mayu la nga xam ne yàlla dencal na la leneen donc man moo tax vraiment Pikine Est li muy xëy na ak politique bi li muy jafe-jafe yi muy compliqué man personnellement j'ai de très bons rapports de très bonnes relations avec tous les leaders politiques yi nga xam ñoo nekk ci commune bi ci département bi amu ci kenn koo xam ne mën na wax ne kii xëy na maag moom sequñu jàmm waaw vraiment loolu yàlla dimbale nañu ci du tere nag mu am ay contradiction nga gis lii kii gis na le waaw ñu ne ñii baax na kii ne fii baaxul wala nga ne fii moom mu ne baax na nga ne fii baaxul te loolu pour man day nekk luy jëmale mbiri kanam rek parce que tey contradiction la boo xam ne ni critiques yi ci jóge aussi bu dee am na ay critiques objectives lay doon nga jàngatu ci parce que amul jëf bu mat tey amul kenn koo xamante ne tey di nga mën a def ba ne 100% lépp baax na dina am lu manqué richesse la voilà donc lu ci manqué rek après nga góorgóorlu
xam ne ah lii de des na nga fexe defaruwaat. mais kon yow fii mën nañ jàpp ne yow amul opposant bu la sonal nga xam ne boo teggee tànk mu teg tànk. non man opposant yi samay xarit lañ loolu la yàlla dogal waaye opposant yi donc jàmm laa seq ak ñoom comme li ma wax rek ñoom dañuy nekk sa la ñuy nekk donc man aussi ma nekk tamit du tere maanaam ñu am ay relation c'est-à-dire côté bi may waxee mooy côté personnel bi léegi côté politique bi dañuy am ay contradiction mais contradiction bi mais tekkiwul dañoo bañante wala dañoo noonante wala systématiquement boo defee lii rek dañ naan lii baaxul voilà donc man yàlla dimbale dama ba des fois ñu tooje ba ko way amul opposant non am nañu ay opposant mais opposant yu ñu amal ay relations civilisées. non en fait wax dëgg yàlla man tiituma kenn c'est-à-dire dama jàpp ne li ñuy am ak li ñuy doon sunu borom kese moom moo ko yor parce que li ñu doon ni xëy na xalaatuñu woon ne dinañ ko sax doon donc buñ ko doonee dañuy xam ne yàlla bu bëggee dara moo koy préparer boppam su namaatee leneen moo koy waajalal boppam ba mu doon lu mën a nekk voilà léegi nag ci biir gis-gis mun na wuute mais gis-gis wuute warul jur maanaam xastante warul jur saagante warul jur waxante lu ñaaw maanaam nit day ñëw ne man maire lii mu jël bu ko def d'accord ma ci wala fii nii mu ko waree defee nii d'accord ma ci ni la ko doxee loolu nee naa la ay contradiction la yoo xam ne ni du def lu dul enrichir le débat mais aussi nekk loo xam ne ni daf lay yokku jom parce que bu amee koo xam ne mu ngi lay mettre la pression pour nga gën a liggéey pour man quelque part c'est positif parce que opposition mënul ñàkk te quelque part lu baax la su dee dafa nekk une opposition constructive maanaam di def ay proposition di def ay critiques yu objectives bu dee dafa am loo xam ne ni aussi jaarul yoon mu dénoncer ko mais bon voilà en respectant les formes pour man nit ku nekk mën nga wax loo d'accordul te doo saaga doo wax ju ñaaw doo xaste doo xuloo doo xeex da ngay wax ne lii ak lii d'accord ma ko wax ak askan wi parce que nag en fin de compte bu weesoo dogalu borom bi nit ñi ñoom ñooy tànn te man dama bokk ci leader politique yi gëm ne ñun gënuñoo muus ñi ni jiite man loolu laa gëm moo tax man du ma jéem a nax sama population c'est damay xool li ñu bëgg ma jéem ci sama kéemtalaay kattan li ma mënul aussi boo ñëwee de manière franche et sincère lii laa lay wax ne la ah sa waay lii da nga bëgg wante lii nga bëgg de bi ma xoolee ah mënagul nekk léegi nag bu demee ba mu mën a nekk aussi moo war na la mën naa nekk donc moo tax nga gis ku ne la Isaaxa Diop wax na ma lu dëgg wax na lu bu deful ah su amee de fàttaliku ma ko voilà donc parce que dañu gëm ne politique signifie wul naxaatee politique signifie wul tappale politique dëgg la signifie te loolu nag suñu génération moo war a nekk ñu suñu pari mooy redorer le blason de la politique image bi ñu amoon ci politique jàppee na affaire u tappale la naxaate la wax ju ñaaw la ñu wane ne loolu du politique ndax Seydina Mohamed ki gën ci ñun sallallahu alayhi wa sallam mais chef d'état la woon donc njiitu réew la woon am mission defar xeet wi jox leen ay jikko yu rafet toppaloo leen seen borom donc ñun mission boobu la ñu amaat ñun mooy fexe ba dund askan bi gën a ñoŋ yéwénal seen dund li ñu soxla mu yomb te jàppandi voilà ki tegul ci yoon ñu waxtaan ak yow delloo si la ñu tegul ci yoon ñu gën leen a ñaax li askan bëgg ñu nekk ci xam nañ ne nag du li ñu bëgg yëpp la ñu mën parce que tamit am na loo xam dinañ ko bëgg xëy na des fois compétence yu lu yoon jox la ko ci compétence ñaareel bi di nga am sax compétence mais moyens yi nekku fi parce que ku ne xam na ne maire commune maanaam du ay moyens illimité nga yor du ay moyens yu bëri ba li nga bëgg nga mën ko def ni nga ko war a defee moom ngay am mais li ci ëpp sa jom ak sa xarañte li nga mënul am ci ressource propre maanaam ci wàllu budget nga mën a def ay pexe ba jaar ci wàllu coopération décentralisée ut ay partenaires dem uti ko andil ko sa askan je pense que loolu la ñuy xaar ci maire. waaw monsieur le maire li nga wax noonu am na solo trop. surtout xam naa sax si li ñuy dessiné. maanaam ci askan bi nga wax noonu. lu ñu lay xaar parce que ñun dañoo def ay micro territoire. def nañ seet nañu ay chef de quartier. ay bàjjenu gox. def nañ micro territoire. introsé ay mag. ndaw. góor jigéen. mais kàddu gi benn la monsieur le maire. yow sa askan gërëm nañ la de. jërëjëf gërëm nañ la aussi. maanaam yow dafa sa secret yow da ngay def comme politicien li ñuy def. jox leen xaalis. ñu bari xam nañ ni. liggéeyuñu seen gox. mais ñii fexe def tout ba. jox leen xaalis pour mën leen am. mooy wala yow da nga jàpp ni say réalisation la population bi nawet. waaw man je pense que xëy na ñu xam ne am nañu yéene te ñu ngi leen di jaamu parce que man sama slogan mooy maire jaamu askan wi c'est-à-dire tey il faut ñun ñu xam li ñu fi teg parce que
fii ñu toog du gën fi moo tax ñu toog fii du gën a rafet juddu tax ñu toog fii du ëpp xam-xam du ëpp xaalis du ëpp relation déedéet mais dogalu borom bi la jaare ko aussi ci sabab bi askan wi tànn donc ñooñu tànnuñu parmi tant d'autres man bi may nekk maire xale bu ndaw laa ci at nekk célibataire sans enfant ba ñaax ba ñu ma doon ñu doon jogante man loolu ñu doon campagne duñu wax dafa bon duñu wax nagul liggéey wala jubóo wala askan wala amul nit déedéet donc man leneen lañ ma doon kii aw di xale la il n'est pas responsable amul jabar amul doom kenn du ko jox mairie bi donc pour wane ne ñun aussi bi ñëwee loolu yokku ci jom pour wane ne nekk ndaw terewut a am jom terewut a bëgg lu baax terewut a nangu liggéey donc àdduna li am solo mooy lépp lu ñu la dénk nga wane ci fulla wane ci fayda voilà léegi nag askan bi man jàpp naa ne xëy na nangu biñ nangu di leen jaamu parce que man seen jaam laa waaw maanaam nangu biñ nangu nekk seen jaam te di leen jaamu xëy na loolu aussi lañ ñu nangul quelque part parce que nag wax dëgg yàlla Isaaxa Diop loo ko mën a reprocher mënoo ko reprocher ne bëgg na defar goxam c'est-à-dire tey ñun képp ku ñu xam na ne am nañu yéenewu defar des fois nag nga defar du baax des fois nga defar bëgg a defar fekk yaa ngi yàq mais yéene bi am na fi te aussi jàpp nañ ne ñun énergie bi ñu am nii peut-être bu ñu yàlla may gudd fan dans 30 ans dootuñu am énergie bu ni toll donc instant bii la ñu war a liggéey il faut battre le fer pendant qu'il est chaud mais instant bi ñu nekk ndaw am kattan la ñu war a fexe jëriñ suñu askan maanaam fexe ba suñu askan lu ñu bëgg ñu nekk ci donc loolu mooy relation bi ñu am ak suñu commune boo xam ne tey niveau de complicité la boo xam ne sama waa ji sànq mu ngi koy wax di tooñ bu ñu waxee maire Ndaje la ma tuddee et je le porte fièrement ñi ne maire Ndaje ñi ne Mor Ndaje voilà dama koy assumer te je le porte fièrement parce que dama jàpp ne ndaje tant que ndaje wu askan wi la te amal leen njëriñ ñoom man du ma leen ko xañ parce que tey ku ne xam na ne maire autorité la boo xam ne tey buñ ne la maire mooy ñëw sa kër c'est comme président xëy na bu ne ma man maire ñu ne ma Macky Sall ne ma dama lay seet si mais ku ne xam ne lu ma am ak lu ma amul dinaa bés boobu dina rëy ci man nit ñi aussi waruñu leen xeebal seen i bés ndax nit moom boo ko xeebalee yii bu ngeen xuloo yaa ko tooñ ko xeebal bésam xeebal ko soxlaam xeebal ko sëriñam xeebal ko jàngorom bu ngeen xuloo yaa ko tooñ parce que fi mu koy toll aussi moom moo ko xam donc xëy na loolu yëpp ñu gis aussi ay changements vraiment à Pikine Est du ma ko wax parce que man maay maire mais koo wax ci population bi mun na la ko seddeel waaw c'est-à-dire amul domaine boo xam ne ni tey mun nga ko laal Pikine Est boo xam ne defuñ fa une réalisation palpable parce que li ngay wax nii ci jubóog askan wi loolu xëy na sax volet social bi la waaw mooy maanaam jaxasoo askan wi nangul leen képp koo xam ne nii xam nga soxlaam nga taxaw ci dox ci sa kéemtalaay kàttan ku woote nga ñëw dafa bokk si rôle maire mais du loolu kese c'est-à-dire tey bu weesoo volet social boobu dafa am loo xam ne c'est des réalisations concrètes yoo xam ne tey boo jëlee commune bi amul quartier boo xam ne amul secteur boo xam ne amul infrastructure boo xam ne soppeekuwul ba ci mairie bi maanaam ni ma ko fekke woon ak ni mel tey wuute na lool te loolu nag mu doon loo xam ne xëy na photo yeeg ak population bi mun nañu doon ay témoins ci fi nga xam ne fa lañ fekk commune bi ak xëy na niveau bi nga xam ne ci lañ ko andi. ok voilà donc bon pour kii moom man wax dëgg yàlla bu dee xaalis bu ñuy jëndee ay nit ak yooyu man dama jàpp ne amul benn nit bu am njëg c'est-à-dire tey képp ku jàpp ne loolu mën nga ko naxee population bi politicien bu koy def wala homme politique bu koy def juum nga te xalaat la boo xam ne aussi dama bëgg ñëpp ñu bàyyi ci xel xam ne dignité humaine weesu na fi ñu koy marchander wala di ko naxee bien que lu am la réalité la achat de conscience ak yooyu mais tey nit ñi ku leen di jàppale na doon rek te yàlla tax parce que dama gëm ne wërsëgu jaam yi suñu borom kese moo ko yor waaw man ni ma gëmee ne kenn yoruma sama wërsëg ku dul suñu borom noonu laa gëmee aussi ne yoruma wërsëgu benn doomu aadama donc xëy na lu ñuy seq la rek mu nekk ay teraanga nekk lu rafet ak ku nekk ku mun a taxaw féete sa morom foo xam ne xëy na war nga ko mun a féete te yàlla tax te buñ ko defee fàtte nañ ko parce que dañu jàpp ne lu ñu war la voilà bu dul woon politique bi yàlla dimbale woon nañu ñu amoon ay possibilité di def loo xam ne tey nekk maire taxul
donc pour man loolu gis-gis la boo xam ne dañ ko am te war ko bokk ak sunu askan. leneen nag lu jëm ci wàllu réalisation yi donc dañuy tàmbalee ci fii nga xam ne ni mooy hôtel de ville bu commune bi ñu ñëwee fekk nañ ko mu nekk ci état bu doy waar vraiment yàlla dogal ñu defaraat ko sokkiwaat xar kanam gi ba tey ji ni xëy na mu neex a dugg. beneen bi lii poste de santé yi parce que dafa am ay secteurs clés ndax ñun domaine de compétence yi 9 la mais daf ci am ñaar yoo xam ne ni mooy yi gën a stratégique wala névralgique sax maanaam nga xam ne bu doon fii affaire yi war a jaar yëpp maanaam foofu mooy point bi nga xam ne ni kenn mënu ko jéggi muy santé ak éducation. tey ñun Pikine Est ñaari poste de santé la ñu am ak benn maternité bi ñu ñëwee dañu fekk ñaari poste de santé yëpp nekk ci état de délabrement très avancé. poste de santé bu cité pépinière presque kenn dematu foon parce que maison abandonnée la doon niru woon sax poste bi dafa demoon ba tabax bi daanu. ICP bi ki nga xam ne moo fa dëkk war a faj nit ñi nga xam ne nit ñi à n'importe quelle heure mun nañ feebar war ko faa fekk demoon na bu mënatu foon loger parce que dal bi dafa daanu woon. ñu ñëw bi ñu toogee defuñ ñaari weer lañu réhabilité poste de santé bu cité pépinière tey boo fa demee mun naa wax ne amul poste de santé bu ko dàq Sénégal te mun naa wax ne mooy poste de santé bi gënoon a doy waar ci Sénégal. réhabilité logement wu ICP bi defaraat poste de santé bi ñu ñëwee fii nga xam ne mooy Touba Diacksao noonu lañ ko defaatee réhabilité poste de santé bi réhabilité logement wu ICP bi parce que ki fi nekkoon bi mu fi jógee ki ko remplacé dana woon condition yi moom mënu fee dëkkee parce que kër gi nekkoon na ci situation bu jéggi dayo ñu jóg defaraatal ko ba nga xam ne ni tey vraiment macha allah mu mucc ayib biñ ci jógee dañu fekkoon fii li jëm ci wàllu dotation ci wàllu médicament gëjoon nañu jot poste de santé ñoom ci seen làmmiñ depuis 2008 donc 2008 ba 2014 amul woon dotation bu doon ñëwaat ñu delloo si waat ko at wu jot ñu jox leen mais yemuñ ci loolu tey Pikine Est personnel de santé bi at mu jot dañ ciy tànn kenn yóbbu ko bitim réew mu yokki xam-xam te loolu yaakaar naa ne bu dee am na feneen Sénégal bëriwul bu renee ñu yóbbu ICP bu at ma ca topp ñu yóbbu sage-femme yóbbu leen Italie ci sunu coopération ñu dem di yokk seen xam-xam pour mun a ñëw mieux servir askan wi. yàlla dimbale ñu aussi ci wàllu santé toujours ñu andi fi matériel médical boo xam ne valeur bu 50 millions la ak ñaari ambulance parce que Pikine Est yaakaar naa ne boo waree département de Pikine gis commune bu am ambulance yombul commune mais ñun ñaar lañ ci am yoo xam ne tey askan wi heure bu ñu soxlaa am ci boo xam ne nañu woowee concept unité mobile de premier secours parce que dañ ko gis benn dëkk boo xam ne dañoo signé ak ñoom jumelage muy Cagliari fële à Sardaigne donc ñu gis foofu noonu ni ñuy liggéeyee yoo xam ne da ngay toog am benn numéro boo xam ne bu sa tànk méttee wala sa bopp métti sa kër ngay toog woote ñu départ ñëw jël si la loolu Pikine Est am na fi ndax am na numéro boo xam ne nii joxe nañ ko boo xam ne képp koo xam ne am na lu lay métti léegi li jaratu sax ngay dox ba ñëw ba ci poste de santé bi soo wootee rek dañuy départ 24 heures sur 24 ñu dem